gaaw juróom-ñeenti fan si tam xarit atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar si gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar njolloor gi li ci gën a fës bokk na ci tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal yeneen ñetti doomi aadama ñàkk seen bakkan si réew mi yóbbu limub ñi faatu si ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari doomi aadama juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo di way tawat yees yi nga xam ne am nañu si réew mi jar gi toll nañ ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ginnaaw ñi nga xamante ne bii wër nañ ci tey toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar buñ sukkandikoo ci xayma bés bi nga xam ne def na ko docteur Alaaji Mamadou Ndiaye nawet bi sa diwaanu Grand Yoff niki aneer bu Ndakaaru gi yëpp nag moom tamit dina bokk si li nga xam ne moo gën a fës si yile xibaar ndaxte ginnaaw nawet bi jafe-jafe dëgg moo am si dem gi dikk gi rawatina si mbedd yi nga xamante ne bii ndox yaag taataay ñu ngi fa ni buy ak ndox mu salte mi tax askan wa ne mënuñoo dund dëgg niñ ko bëggee. reportage bis bi moo di buy la ñu ni indil dañuy dem ba diwaanu Géejawaay ànd ak Mamadou Lamine Fati mu demal ñu gëstul ñu ngëneelu boobule buy moo xam muy buy bi ci boppam bu dee pëndax ak doom yëpp lan lay jariñ doomi aadama yi nga xam ne moo koy jëfandikoo jaaykat yi te mel ni dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax. article de la semaine ni ki gaaw gu nekk dinañ ci ànd ak yéen Alaaji Malick Cissé bi yoon mu del siwaat si coow li nga xamante ne bii moo judd si magistrature bu Sénégal diggante yile magistrat Yaya Amadou Dia ak maître Ousmane Kane ñi nga xamante ne bii joxarante baara dox na seen diggante yéen kaay bii di critique bind si lu yaatu ak ki nga xam ne moo di taskatu xibaar bi di Alaaji Samba Thiam mooy li nga xamante ne bii mooy article de la semaine dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo diwaanu biti réew de président ba fa woon Mohamed Ould Abdel Aziz yëkkati na kàddoom yi njëkk ginnaaw bi nga xamante ni bi topp amoon na si moom si ñàkk yoreen gu léewul lañ koy toppee diggante 2008 ba 2009 loolee nag ginnaaw bu mu si génnee nee na ay tuuma rek la loolee la amal ab waxtaan wu yaatu wax ne seq na ko suñu naataango yu RFI dinañ ci dikk si njeexitalu xibaar yi li koy tëj di kayitu bis bi biir yéenekaay yi dinañ ci ànd ak Iyane Dembaten mu yeer ñu li nga xamante ni bi moom la yéenekaay yi bind tey si bii la dibéer dëppook juróom-ñeenti fan si tam xarit atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar si gàddaay ka mbokk yi dalee na jàmm si xibaar yi. ginnaaw taw bu nekk nag ngëneel la war a àndal waaye jafe-jafe dëgg la ñuy dund ñoom askan wi nga xam ne ñoo nekk si Ndakaaru ak aneeram rawatina si diwaanu Grand Yoff foofee ñu ne nawet bi ak li nga xam te ne bii moo di taw bi daanaka am mbënd la indil yoon ye moom kenn mënu su jaarati ndaxte ndox ya dafa taa lool te indil leen jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo di askan wa ña fa nekk di fa yeewoo di ñaan ndimbal ngir ñu saafara loole moo waral mu amal fay tànki nemmeeku ndey naa si Diop Diouf àndoon ak Moustapha Guèye si reportage. ñeenti waxtu ci ngoon fii ci Grand Yoff si bile diwaan foo sànni sa bët rek gis ay taataa ndox li firndeel problème mu assainissement yi quartier bi am bu nawet jotee nag jafe-jafe yi ni mel day daal di rek gën a raw. mais koñ bi bu tawee moom ñun duñu mën a génn parce que ndox mi day nekk ci biir kër yi da ngay yendoo ŋàcc bu dee guddi la taw da ngeen di yeewu yéen ñëpp di ŋàcc di génne sama ginnaaw gis ngeen ko nu mel nii dañuy obligé baare koñ bi pour oto yi buñ fi jaar mais taximaan boo ne bu mu fi jaar rek ñu indi la jafe-jafe parce que dañu yaakaar da ngaa bon wala leneen bu ñu jógee ñu ne am nañu maire bi ñun gisuñu ko yëguñu ko ñun dafa am côté bu mu far ak côté bu mu far ñun ñoo ngi nii bëgg a dee ci ndox mi yooyu bu guddee bëgg laa toroxal boo takkee sang sax dañuy dugg ñoo ngi nii mën nañu xamuñ sax fu ñu jëm ñun. juróom fukki at ak juróom-ñett la ndaw si def ci koñ bi moom mi le mis na sax genre situation yi nga xam ne heure bu asamaan si tawee dañ koy jànkonteel. Grand Yoff depuis 62 je suis là l'assainissement n'a rien foutu. On a fait des demandes, on a tout fait, mais ils n'ont rien. On n'a pas de satisfait à Grand Yoff. Les eaux usées rentrent dans la maison. L'évacuation des fosses disparaît dans les maisons. Tout le monde ouvre leurs fosses pour que l'inondation ne rentre pas dans la maison. De le soulever, on a appelé les garçons pour soulever la maman, le mettre dans le taxi pour l'amener à l'hôpital. Elle est là, couchée, elle est là-bas. nitali bi di bindoo it ci yile jamono doon na li chauffeur yi di ñaawlu bu baax a baax. mbedd Grand bi da ngay wiiri ba sonn da ngay xuus des fois radiateur yàq sa hélice li nga yàqule si ndox mi daal presque boo xoolee doo ko ci am tali bi fii moom métti na trop pax yi bëri na chaque jour ñoo ngi defar ay laam lu ne ñu ngi koy defar waaw dañuy defar oto yi ba sonn mais saa boo ñëwee Grand daal balaa ngoon a jot nga am beneen problème joto bi. buñ sañoon daal nguur gi moom dimbali nu defaral ñu tali ba mu normal ak canal yi baax su tawee ndox mi mën a dem. ndoxum foos xet gu naqari
ak yeneeni mbir ñoom la askan gay yeewoo ca Grand Yoff di dund ay at a ngi nii ñi jot a waxal nag ñu ngay woo ñi fare ci nguur gi ngir rek ñu jàppale leen ci mbirum assainissement ndax la ñuy dund ci jamono yi métti na lool. la ñuy dund métti na lool loolee tamit la ñuy dund waa bët gànnaaru réewum Sénégal ci diwaanu Ndar am na ay gox yu bari yoo xam ne si ndox mi jamono ji la ñuy yeewoo ndaxte mbënd mu métti mi ñuy dundee waral ki nga xam te ne bii moo di jaraaf ba Mansour Faye mi maire bu Ndar géej daal di amal ay tànki nemmeeku foofee ne faaw ñu daal fay di amal ay moto pompe yoo xam te ne bii ñooy ngecc ndox ma loolee ngir jooyanti jafe-jafe yi nga xam te ne bii askan wi ñu ngi koy dund diwaanu Ndar ñu fekk fa Momar Alice Niang ak Makhtar Seck. taw yu bari yi nga xamante ni daanu na ci Ndar fi mu nekk nii dafa tee nelaw ñenn ci askan wi nga xawati naka ñi dëkkee ci gox yi di Jaminaar Balakos wala Ginnaaw Raay ña fa yeewoo te nekk ci biir ndox mi jaraafu dëkk bi dem na nemmeeku leen waaye ba mu ci jógee tàllal na loxo njiitu réew mi. ñii seen kër mi ngi fees dell ak ndox ñii génn nañu ñii wut nañu ay paan ak ay siwo pour jéem a jël ndox mi maanaam di ko génne. bu metti la donc loolu maanaam ci gox bi la parce que dëkkuwaay bi nu mu tëddee la ak quartier bi nu mu bindoo la donc man damay profité di ñaan vraiment président de la République man en tant que maire lay wax di ñaan monsieur le président de la République di ko sàkku pour que ñu mën a def la restructuration des quartiers de Guinaw Rail des quartiers de Jaminaar. laataa ñu àgg ci loolu nag am na ay solution urgente yoo xamante ni teg nañu ko. amul beneen solution bu dul solution boobu sinon chaque année at bu jot bu tawee daañu defaat les mêmes opérations yi def nii mooy jël ay moto pompe am nañ ci plus de 33 moto pompe boole ci lu sapeur pompier am ñiy pomper mais bu ñu pomper tey bu tawatee ëllëg ñu pomper waat parce que noonu lay demee parce que day taw te tey année bii dégg naa ni taw bi dana bëri bu soobee suñu borom. taw ndox lu baax la waaye ndox aussi dafa am noo xam ne ci dëkkuwaay nuñ ko mënee fexe ba telle sorte que du yàq dëkkuwaay. ay équipe bu ndaw yu ñu mobiliser te tas leen ci gox yi nga xamante ni ndox mi dañ fa nekk yépp ñu ngi liggéey ngir nag xool naka la ñuy ŋàccee ndoxum taw boobu. ñu wax ci tolluwaayu mbasum coronavirus ci réewum Sénégal ci xayma ginnaaw yëgle bés bi nga xamante ni bii mi ngi toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn bi ñu defee ay test yu toll ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti test lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaari doomi adama ñoo ci jëlee doomi jàngoro ji di coronavirus ci ñoom fanweer ak juróom-ñeent xam nañ ñi leen wàll ndax doon nañ leen topp. kenn koo xamante ni bii biti réew la jëlee jàngoro ja fanweer ak ñaar yoo xam ne wàllante ga sa mbedd ma la te xamuñu kan moo leen wàll li ñuy duppee cas communautaire lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñooy jarag yi maanaam ñi nga xam ne wér nañu ci jàngoro ji ba dellu seen ak njaboot ñetti doomi aadama génn nañu àdduna ci njaboot ci ñi nga xam ne jàngoro ji teroon na leen kon bis ni ko tey lu toll ci fukk ak ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benni cas ñoo am ci réewum Sénégal boobu ba léegi waaye wér nañu ci lu toll ci juróom-ñeenti junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñett buñ sukkandikoo ci xayma bis ba léegi ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari doomi aadama ñoo ci génn àdduna ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk jamono ji ñoo nekk ci loxoy fajkat yi du ñàkk ne teewlu ngeen en direct ki nga xam ne moo di docteur Alaaji Mamadou Ndiaye mi yor wàllum fegu gi ci makkaanam jëriñ ji yor wàllum faju ji ñu dem ba diwaanu Sangalkam foofee nag ñu ngay jiima fegu ñoom nu ñu mën ak mbasum coronavirus waral ki nga xam te ne bii moo di jaraaf ba nekk it jëwriñ ji nga xam ne moo yor wàllum collectivité territoriale amal fa ay jéego yu am solo ànd ak ñi nga xam te ni bi ñoo di service d'hygiène yi ngir mën a daal di sellal gox ya goxaan yi ngir mën a faat li nga xam ne moo di doomi jàngoro ji bu fekkee am na fa bu fekkee yëg seegu fa it ñu mën see fegu Babacar Seck. programme traitement bërëb yi nit ñi di daje ak yenn ci ay kër yoo xam ni dañ fa ràññee woon ñu amee woon doomu jàngoroy coronavirus te service d'hygiène di ko amal door nañ ko ci Sangalkam ak opération bu mag boobu yéene bi mooy fànq leen tuddee cas communautaire. gis nañu vraiment que la situation est encore sous contrôle au Sénégal vraiment mbas mi jégagul doyoo mais quand même gis nañ ne cas communautaire mi ngi augmenté wu de jour en jour. loolu amee aussi ñun ñu xalaat ni vraiment ak surtout matériel yi nga xam ne jot nañ ko nii war nañu am ay stratégie ba xam daañu mën a wàññi virus bi parce que comme transmission communautaire la kan xamul kan moo ko am ko ko amul waaw donc moo taxoon ñu ñëw fii tey Sangalkam
vraiment pour jéem a traiter fépp foo xamante ne si nit ñi dañ fay tase traiter lépp loo xamante ay service public la nga xam ne dañ fay tase traiter structure de santé yi notamment centre de santé yi. ñu ràññee leen bu baax ci xeexu mbas mi maire bu Sangalkam delloo na njukkal agent service d'hygiène yi teg ci di ñaax ndaw ñi. di gërëm bu baax nag service national d'hygiène ci turu ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr ak président Macky Sall ndax gis nañu seen taxawaay ci seen wet moo xam les sous-brigades particulièrement bu Rufisque man xam naa ko Major Faye bu yàgg liggéey bu am solo bu muy def fii ci département bi ak au niveau régional ak au niveau national te loolu bu dakkul ak matériel bii nga xam ni président Macky Sall jox na leen ko am nañu yàqin ni incha allah dinañu xeex ak virus bi wante na ci ñëpp jàpp rawatina nag ndaw ñi ñu ngi leen di ñaax ndaw commune Sangalkam ndaw quartier yi muy Bambilor di Jaxaay di Tivaouane Peulh Niaga di Tëngéej département bi di région bi di Sénégal yëpp. ci wàllu jumtukaay service national de l'hygiène am na ko ak oto yu mucc ayib yi nga xam ni dina leen may liggéey bi gën a yaatu ci diir bu gàtt. mbasum coronavirus daanaka secteur yëpp la gàkkal jamono ji seen doxalin bokk na ci yooyu le secteur wàllum tourisme gi nga xamante ni bi daanaka dem geeg dikk gi ak ñàkk mën a amee nu mu leen gënalee waral ñi nga xamante ni bi ñoo ci yëngu ci wàllum hôtel ak jaay ci restaurant yi ak ñi nga xamante ni bii mooy bërëb yi ñuy naane ay boissons ak yu ni mel ñoom ñëpp nag dafa mel ni jamono ji moom daanaka mbas mi dina xoj goo métti goo xam ne tax na ñenn ñi sax tëj nañ seen i boutique ñeneen ñi nga xam ne ñoo di seen liggéeykat ñu si bëri dañ leen yewi ndaxte amatuñ loo xamante ne bii moom la ñu mën a faye bay mën a jëlaat ay ñeneen ñoo xam ne ñoo fay nekk loolee di jafe-jafe loo xamante ne bii ñu ngi koy dund waral gëstu bi nga xam ne def na ko si ñoom Maxtaar Ngeen àndoon ak ki nga xam ne moo di Moustapha Gueye. boo agsee ci hôtel bi lii ngay njëkkee ci restaurant bar bi itam naka noonu ay hôtel yu wéet lool ay taabali restaurant bar yu dem bay poussière ñi bokk ci métier bi di ko ñaxtu lool. Le secteur il est sinistré, il y a pas d'autre mot. secteur bi moom mën nañoo wax lenn mu leer naññ moo di ne dafa sinistré amuñu benn ndimbal. Drastiquement, immédiatement. C'est un fouet. ñun moom mën nañu wax ne dafa mel ne dañoo yoxusu ci kanam ndax mbir mi ci tàmbali ga dañu doon wax nañu téye sunu employé te leen fay lu toll ci 70% seen salaire waaye bañ demee ba ci biir gis nañ ne amatuñu ay clients lan la ñu mujj def dañ mujj dem ci autorités yi wax leen ko ndax ñun amuñu benn ndimbal bu ñu jox. Des autorités parce qu'il y avait aucune aide. hôtel bi ñi fiy dal wàññiku nañu lool laata mbas mii di ñëw ci téeméeri néeg yoo fi jëloon juróom-ñaar fukk ak juróom ya daan nañ ko jël tey jii ñaar fukk ya rek la ñuy jël. beneen tawat dolliku ci. Il y a tout ce qui est restauration donc avec toutes les. su fekkee seetlu ngeen leen restauration bi ci lañ gën a méttee ndax lu bëri ñun ñoo koy mujj defal suñu bopp muy service beeg marque au sol yeeg li jëm ci mbirum buffet yeeg restauration bi niñ koy séddale lépp ñoo ko doon gérer suñu bopp. ci benn jamono xawoon naa yomb tuuti sax ndax yenn musiciens daawoon nañu ñëw waaye nit ñi ñoo amatuloon envie te génn te dem ci ay restaurant ak ñoom seen waaye ba ñu ñëwee ba génnewaat mesure bu yees bi leen ak moom dafa mel ne dañoo gën a xoj. Arrêté qui a été fait où on ne peut plus faire de musique dans les restaurants. dogal boobu mat na lu toll ci ñaari ayu bés ak léegi ci la gouverneur bu Ndakaaru tëjaatee baar yi discothèque yi ak yeneen yu ni mel. amul lenn loo xam ne day wane ne lii di virus bi soo demee ci restaurant yi wala ci baar yi foofu nga ko mën jëlee waaye ñun gisuñu benn raison boo war a tax ñu tëjal ñu suñuy baar ndaxte wax ne foofu la virus bi war a mën a jaar ngir mën a law. li mu leen jural metti lool. Vous faites des provisions dans vos congélateurs, dans vos chambres froides. Il y a pas de. da ngay jëndi lekk denc ko ci frigo yi wala nga denc ko fa nga koy conserver muy wëy te kenn du ko lekk ndax amul kenn kuy ñëw loolu perte la ci ñun courant nga koy doxal loolu tamit beneen perte la ci ñun. Il y a le personnel qui doit venir parce qu'il faut nettoyer, il faut entretenir. C'est une perte. Donc les pertes sont inestimables. bu client ñëwul xaalis wàññiku liggéeykat yi nekk ci guddi gu bët setagul. Si nous sommes. su fekkee ne amuñu recette su fekkee ne kenn ñëwul su fekkee amuñuy client xaalis du dugg su xaalis duggul nag nan la ñuy def ba fay nit ñi. à s'endetter. ci saafara borom hôtel bi li mu gis mooy ñu ubbi frontières yi boole kook ay matukaay ndax li ëpp ci client am tugal la ñuy jógee. Je pense que le virus on a encore au moins pour un an.
lenn daal leer na maanaam moo di virus bi moo ngi fii jugee gu fi faw ñu xaar ay ati at laata ñoo gis lii di vaccin bi ak ñëppati ci vacciné wu kon nag li ñu war a mën a def mooy xool nu ñuy gën a sàmmaatee suñu bopp ngir mën a dem ci mu gënee. En place dans les établissements, mais je pense qu'ensuite la vie doit continuer. borom resto bar bi moom ubbi rek la gis. On demande à l'État maanaam nguur gi fa mu jàppale ñu ngir mën a tijjuwaat lii di baar yi gisuñu ndimbal gisuñu sax lii di prêt yooyee te prêt yi sax mënu bëgguñu ci lu bëri ndax après ñun ñoo koy nekk te faya kon nag lu mu war a def mooy jàppale ñu xool nu ñuy def ba jël lépp loo xam ne mesures yi soxla la ngir ñu mën a tijjuwaat suñuy baar. nous laisser travailler. dogalu gouverneur Ndakaaru bii nag dina am ñetti weer yoo xam ni daanaka ñi ciy liggéey ci tagatembe la ñuy dëkk. Maxtaar ngeen jaajëf si boobu lay gëstu ñu wax si wàllum télécommunication di jokkaloo gi ak li nga xam te ne bii moo di njëg yi si aju ARTP war nañoo gën a mën a daal di gën a yokk seen ndëgërlaay si ni nga xam te ne bii noonu la ñuy saytoo yooyu lay prix mooy kàddu yi ki nga xam te ne bii xam-xamam dafa màcc si wàllum télécommunication docteur Alassane Ba moom li mu jàpp moo di réewum Sénégal daanaka tànki ginnaaw la ñuy amal si li nga xam te ne bii moo di njëg li nga xam ne moom la ñuy jaayee njëgub li nga xam ne moo di mbëj gi ñuy wan a jokkaloo wala bon li nga xam te ne bii moo jëm si xarale yu kawe yi di internet liñ koy jaayee moom dafa dellu ginnaaw loolu buñ ko méngaleeg yeneen dëkk yi nga xam te ne bii ñoo nekk si diwaanu Afrique rawatina yi nga xam ne ñoo nekk si àdduna bi docteur Alassane Ba ñu teewlu ay kàddoom moo ko taataan Cheikh Hassana Fall. soo xoolee dëkk boo dem opérateur traditionnel bi dañ koy surveiller parce que soo ko deful dina écraser ñeneen ñi su leen écraser ba pare mu écraser population soo xoolee yeneen dëkk yi dañuy naviguer en sens inverse maanaam presque ñu ngi dañuy bëgg a rendre internet presque gratuit rentabilité directe bi xooluñu ko mooy teew bi dañu xoolaale rentabilité indirecte bi xool aussi effet bu muy def ci koom-koom yi donc loolu dafa am wante yooyu su amee mën nañ indi beneen opérateur bi nga xam ne dañuy jiital préférence nationale ba préférence communautaire Nigéria am na de très grands industriels waaw loolu day dox ensuite aussi am na ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo technologie yi di def ay échange de voix ou de données ñi nga xam ne dañu am ay surcapacité mais ñooñu ñu leen permettre ñu créer un cadre réglementaire de sorte que yow soo bëggee xëcc internet mbaa leneen nga dem abonné si ñooñu parce que soo xoolee mbirum yokk ak wàññi prix généralement dafay am lien ak environnement concurrentiel c'est-à-dire soo nekkee ne nga yekk fee produit bi yow rek yow yaa ko yore mais keneen su ko amul tam prix yi yëg mais su nekkee du yow rek yaa ko yore say prix dina xaw a raisonnable donc ñu créer un climat concurrentiel. docteur Alassane Ba mu nekkoon ganuk Baba Ndiaye si émission bi ngeen doon teewlu laata xibaar yi di Yes Weekend ñu wëtali diwaanu Kolda Vélingara ba Medina Yoro Fula foofee nag seetlu ko genn la wàllum mbay moom jamono ji daanaka bijjeeku na fa bu baax a baax weeral mbëgteel ki nga xam ne moo di jëwriñ jër wàllum mbay professeur Moussa Baldé moom jàpp na ne fii nga xam ne moom la ñu teg seen tànk ñoom buñ ko wàccul dina indil ngëneel ñi nga xam ne ñoo ci nekk te it dafa mel ni sax gën nañoo yaatal suuf sa gën ko wulli gën ko yaatal ba mu yaatu lool ba ñëpp ñoo xam ne ñoo di ay ndaw yi fa nekk man see suturlu jamono ji nga xamante ni bi dañoo nekk si jafe-jafe yi koom dëgg ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ni bi wàll mbas mi indi na ko si wàllum wér-gu-yaram Seydou Diatta. ci région bu diwaanu Kolda la jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi di professeur Moussa Baldé ndar keppe tukki nemmeeku baykat bu mu amal ci bët saalum réew mi dox nemmeeku baykat yi rawatina tool yi daldi wone ne ren daanaka ñëpp soobu ci mbay mi te melokaan nawet bi ak meññ gi tool yi def dalal na xel. ku ne xam na ne ñun producteur lañ si mbay la ñuy yëngatu si loolu lañ njëkk si lañ judd si lañ màgg waaye li ma tax a gën a sóobu si mbay mi mooy di président de la république waxee ne Covid 19 bi nga xam ne lëmbee na àdduna moom lu gis-gisam mooy ne nit ñi dem si àll bi bay man sama bopp li ma bay si mboq 20 hectares mais dama baylu bayuma yem si mais dama baylu gerte bi mu ngi nekk 36 hectares mooy gerte ceeb bi mu ngi nekk 260 hectares te ceeb boobu panaar dimbali nañu jox nañ ñu engrais jox ñu jiw te notification yi ministère de l'agriculture moo ñu ko jox 100 tonnes pour ñu jox ko producteurs yi Sodagiri indi fi 35 tonnes. di am mbégte ñëw fii tey ci Medina Yoro Fula ci toolu monsieur Cissé moom béykat bu mag la ràññee nañ ko mais li ñu gis ci Medina Yoro Fula nii la mel tool yi muy dugub muy mbokk muy gerte nii la mel te gëm nañ ne fii moom fii ba weer
war nañ mën a commencer récolte yi te loolu daf ñuy conforter ne ren production bi ñu nar a am vraiment peut-être production bi nga xam ne gëj nañ ko dégg Sénégal. jéego ak mbégte bu ñu nemmeeku woon ci campagne njaayum gerte balay weesu ak taxawaay nguur gi jëm ci yeesalaat jumtukaay mbay mi waaye te jiw gi ñu teele joxe tax na ba ñu nemmeeku ay yokkute ci fànn yu bari ginnaaw mbas mi moom jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi dafa xamal béykat yi ne mbay mi rekk moo ñu mën a génne ci guuta moom de deesu ko bay waaye ay meññeenteefam yaatu na lool te ñëpp it danañ ko seetlu ci Sénégal Afrique soowu jant rawatina muy meññeenteef goo xam ne dañ koy jëfandikoo di ko mën a fajoo tamit muy faj lu bëree bëri waaye tamit ay renam ak i xàncam daanaka moom tamit ngëneelam yi muy faj bëri na mu di buy la ñuy xamleel moom ak ki nga xam ne moom la àndaloon Mamadou Lamine Fati. buy doon li nga xam ne askan wi bëgg na ko bu baax a baax doon doom bi nga xam ne mu ngi jógee ci garabu guy te lu muy faj bari loolu ba askan wi bëgg ko lool. waaw nee na am na ñoo xam ne dañ naan maanaam comme ça xale buy seere day baax ci moom am na tamit nee nañ tamit day dindi digestion quoi ci xale. ak en plus am na ñoo xam ne pour tooy ak yooyu la ñuy def quoi mooy lay dañ ci ñoom. waaw par exemple comme ça par exemple pour nga tooy. maanaam mën nga boo koy defar nga def buy bi tàngal ndox. def ko en plus tamit day digérer sa lépp. waaw moom baax na ci yaram quoi en plus ak dégg naa tamit day dindi fatiguement. wala tamit am na ñoo xam ne pour ñu saw tamit day yàgg. boo koy naan maanaam day verser lu bëri quoi. buy am bu baax a baax lii di vitamine C ba raw lii di orange bari loolu calcium ba raw lii di meew te am lu bari ci phosphore rawatina ci fer te ñu koy tagg bu baax a baax ci antioxydant am bile. am na pëndëx rawatina ay doom yi nga xam ne mun nga ko gis ci marché bile te am na yoo xam ne sax ci bitim réew lay jóge. xob bi sax day dindi seere mooy seere. waaw même tamit xale bu biir bi daw ti boo ko defalee xawee nekk en pâte day arrêté ci biir bi daw bi quoi. léeg la ñuy jaay prix en détail léeg la ñuy jaay prix en gros. différence daal mooy maanaam ci diggante ñaari dëkk yi xam nga Sénégal am na buy mooy en Casamance ak yeneen régions yi mais bu fekkee Mali la buy Mali bi moo gën a dëgër moo gën a ngand quoi prix bi moom 600 la 650 ah. non bu Sénégal ndax Sénégal moo gën a kii boo koy xooyal moom mooy gën a dëgër bu Mali bi nag day tax quoi day xaw a tax mais moo gën a dijji buy moom. ci faj ak dundal bi buy di def mun nañ ko defee ci lu bari def ci jus def ci fonde wala ruy wàccee feebar wala xeex lii di biir bi daw ak leneen li nga xam ne mun nañ ko wax ci li nga xam ne mooy buy rawatina njëg bi daa yomb lool. dañuy wutali biti réew waaye duñ sori dara réewum Sénégal réewum Mali Mauritanie la ñuy wutali ak ki nga xam ne moo fa nekkoon njiital réew ma woon président bi nga xam ne moo di Mohamed Ould Abdel Aziz ginnaaw bu mu jógee sa nguur gaatum weerum août atum 2019 rapport dañ koy topp si wàllum commission enquête parlementaire di wàllum yeneen wuy sellul woo xamante ni bi diggalub atum 2008 jàpp atum 2019 atum 2009 lañ koy toppee loolee nag ginnaaw ba nga xamante ni bi boobu ba léegi mu ngi nekk si ak patu pataaral génn na si googale patu pataaral ndaxte sëkk na waxtaan wu yaatu ak suñu naataango yi nga xamante ni bii ñoo nekk sa RFI loolee moom nag ginnaaw bu mu ci génnee jàpp na ne dañ koy tuuma rek te dañoo bëgg a gàkkal ab deram ñu teewlu yooyu lay kàddu. ci dañ ma wóolu woon ci direction centrale boo xam ne moo géré lépp lu jëm ci mbirum crime économique téye nañ ñoo fa nag ci diiru juróom-ñaari fan maanaam juróom-ñaari fan yoo xam ne newoon nañ fa man ñu dañ ma fa defal ay interrogatoire defal nañ ma interrogatoire nag lu toll ci juróomi yoon yoo xam ne bu nekk interrogatoire bi dina dem lu toll ci ay simili yu taqu waaye nag man dama ne woon ci njëkk ba duma wuyu ji ci interrogatoire yooyu ndax dama jàpp ne lañ ma fay doyee nekkul loo xam ne man la intéressé directement ndax man njiitu réew laa woon lu bëri ci ñeneen la daan jaar te marché yi nañ ko doon defee jaaroon na ci yoon kon nag looloo taxoon bañ ma njëkkee wax ne dañ ma soxla pour ma ñëw wuy si leen ma lànkoon ne du ma fa ñëw waaye nag bañ ma fi téewee metti woon na ci tàmbali ga ndax xawoon na jafe loolu nuñ ma fi téewee woon waaye ca kanam bañ demee ba ci biir soppi nañu doxalin xoolaat nañ ma téewee des marchés cités. Cheikh Hassana Fall moo tekki kàddu yu Ould Abdel Aziz yooyu nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew mu faf si diwaanu Mauritanie si kàllaamay wolof di ko jaajëfal
article de la semaine yegg si nañu si dañ ciy wax si li nga xamante ni bii moo jëm si ayu bés yi ñu génn yak nag moo nekkoon waxtaanukaay si réewum Sénégal magistrature bu réewum Sénégal nekk si jaltu yu métti ginnaaw joxal bante baaraam yoo xam ne doxoon na si ñaari juge diggante juge Yaya Amadou Dia ak magistrat bi nga xam ne moo di maître Ousmane Kane joxal banti baaraam gu métti goo xamante ni bi tax na ki nga xamante ni bii moo di jëwriñ ji yor wàllum yoon ak yoonal si réewum Sénégal waxoon waa inspection générale bi nga xam ne ñor wàllum administration bi nga xamante ni bii moo jëm si wàllum yoon ak yoonal ñu lijjanti moom ne mbir xool fan la daal di féete dëgg waral nag yenn kaay bi nga xam ne moo di critique jàpp ne yoon si boppam jamono ji moo nekk sa bërëbub attekaay ba noonu la ñu duppee article bi ñu bind ka ko bind mu ngay wuyoo si turu El Hadji Samba Thiam seq nag waxtaan ak El Hadji Malick Cissé ak Bara Sow. ñetteelu pouvoir bi taxaw ci baar bi juge Yaya Amadou Dia tuumaal magistrat Ousmane Kane ni dañ ko ger ginnaaw ba mu bàyyiwee benn condamné à perpétuité ñu teg ci ay waxtu rek premier président bu cour d'appel bu Kaolack wedd lu nu mel déballage bi tàmbali. lii xew nii dafa différent ak genre scandale yi ñu doon wax dañ doon wax kii dafa sàcc président di ko jàppale teg ay kudd ci tuut lii kenn waxul loolu kenn waxul ku sàcc fenn c'est au sein de la magistrature c'est le corps d'élite de la justice c'est au sein de la magistrature que deux hauts gradés ñoo xamante ni duñu ku ndaw ku ci nekk xam nga fi nga toog xam nga lan mooy magistrat ñoom ñooy jiinante jeex corruption maintenant le titre loolu ko indi quand je dis le troisième pouvoir à la barre pour rappeler nit ñi que tu sais nous la presse nous sommes le quatrième pouvoir xëy na dañ koy fàtte mais ñi ñoo ñu jiitule la justice c'est le troisième pouvoir maintenant quand c'est le troisième pouvoir ñoo xamante ñoom ñoo ñu war a juger suñu un problème ñoo war a juger premier pouvoir ñoo war a juger deuxième pouvoir mais ñoom c'est quand vraiment c'est entre eux que ça se passe et que ça parle de corruption foofu laay waxee ni vraiment y a à douter y a à craindre pour notre pays parce que loolu mooy dernier rempart bi nga xamante ni citoyen bu amul dara yow suñ la tooñee sa nga am xaalis nga am moo ni bëgg ma toroxal man benn rempart la am c'est la justice. bile affaire yëngal bu baax magistrature bi ay accusations yu doy waar waral ba garde des sceaux ministre de la justice saisir inspection générale de l'administration et de la justice. dans le cas de figure c'est-à-dire que dans le cas lii nag moo gën a graaw parce que dans le cas de figure c'est une enquête boo xamante ni c'est le ministre de la justice qui a intenté l'action après bi ñu déggee affaire et puis et tu sais pourquoi sax man mu xaw a yéex tuuti souhaitons que mu bañ a am suite bés bu amul suite ce sera le scandale le plus grave de l'histoire de notre pays lii il faut mu am suite parce que ñiy wax ni dofuñu xam nañ bu baax ñoom qu'est-ce qu'ils représentent pour la justice et dossiers yi ñuy wax ni ñoo ko gën a xam ñëpp maintenant quand c'est l'État qui reprend le dossier état xam nga enquête nan la déglu j'ai entendu quelques de mes confrères dire que dañuy déglu lan la ñuy déglu ñoom ñaar ñëpp wax la ñu kii tu as sorti une lettre ouverte kii tu as fait une conférence de presse lan la leen di déglooti il faut remonter au fait il faut aller dans le dossier il faut remonter le dossier ñii jàng dossier yi ay magistrats la ñu comme ñoom ñu wax ani dëgg bi ani ñàkk dëgg bi léegi su waxee ñàkk c'est extrêmement important que des sanctions suivent. mu jot nag justice redorer blason ndax ñu bëri seen xel dafa commencé tey. depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir et je tiens à le préciser mooy que dañu gis ni même les responsables qui sont épinglés par les corps de contrôle de l'État ne sont pas sanctionnés. Macky Sall bi mu toogee ba léegi kan moo ko jege mu dem kaso soo xoolee c'est une réalité et un pays ne fonctionne pas comme ça amul ñaari justice il faut qu'il y ait une seule justice. moo tax tey jii gi nga li xew justice heureusement que néew ñu opposition néew ñu ça se passe dans la justice mooy que le comment dirais-je le verre est dans le fruit. ak taxawaayu hiérarchie bi ñaari pàcc yi nga xamante ni justice bi moom lay jànkonteel jamono ji te justice ñëpp xam na ni lu am solo la ci wàllum démocratie. c'est eux qui ont choisi mais d'être des magistrats le corps le plus noble. problème mu magistrature lan la remonte à l'origine
c'est des consultations à domicile la mooy consultation à domicile mooy toog sa kër naan kii affecté naa ko fii affecté naa ko fii c'est un corps qui doit être libre te nan lay libre que le président de la République, le ministre de la Justice, le conseil supérieur de la magistrature. C'est un pouvoir, il faut laisser le pouvoir exercer son pouvoir. yow yaa jàng yaa xam lan mooy droit na nekk kilifa na nekk maraw ku mu munti doon yow yaa jàng droit lu mu wax da nga ko war a placer man de je te place en mandat de dépôt mais non ça se passe pas comme ça demal loolu de kilifa bu mag la du ma ci yëngu balaa bàyyi ma déglu ministre bi ban justice la nekk. ci baar bi juge yaa Amadou Dia ak magistrat Ousmane Kane yéen kaay bii di critique fësal ko ci xëtam bu njëkk sénégalais yi di xaar verdict bi nga xamante ni moo nar a jóge ci inspection générale de l'administration et de la justice. jaajëfal ko Alaaji Malick Cissé ak Alaaji Samba Thiam bu critique benn xët la ñuy ubbi li biir yenn kaay yi xëyee ak Iyane Demba Tine. jërë ngeen jëf la tribune xëyee saytu bu waame gi fii ci Sénégal jàpp ne am na njombe ga ca am dem ci lu tollook juróom-ñaar fukk ak juróom fukk ci milliards ci suñu ay koppar loolee moo daal di gën a fës ci ëttu yéenekaay boobe nekk ca D-Média Les Échos daal di xëyee dialogue politique bi ak yenn ci ay ponk tax ñu bëri daal di mer nekk njiitu réew nekk njiital parti bokk na ca ponk yooyee waaye lépp loo xamante ne mooy dem ci noppalook nguur gi anam yi ñu amale élection yi ba tax na am na ndaje mu mucc ayib ba ñu xaar ci talaata ji ñu daal di dëgmal Libération ñëw ci wàllu Dakar Dem Dikk commune bu Mermoz Sacré-Cœur ak siège bu APR maanaam dalwaayu APR googe doyen des juges yëglu nañ ci kanamam Barthélémy Dias daal di kalaame maître Moussa Diop la ñuy ñaawlu bokk na ci yenn ci ay doxalin ñu koy xayma ci genn ba milliard ci anam yoo xamanteel dañ ko ca daal di génne enquête ñëw ci alkaati yi ak yenn ca ya ñuy ñaawlu ci yenn ci ay doxalin ci seen wàllu avancement ba tax na ñi ngi ko duppee plan de sortie de crise ñu fësal kenn ci seen ay njiit foofee ci ëttu yéenekaay bii di enquête ay ndaw bokk ci fanweer ak ñeent ba ci fanweer ak juróomeelu promotion jàpp fanweer ak juróom benneel ba dañu njort ne dañu war a jàll te loolee anam yañ ko bëgg a defee dara mu ca am ab rapport goo xamanteel daañ ko yónnee kookee di jëwriñ ji féete ci wàllu biir réew mi ak kaaraange gi di Aly Ngouille Ndiaye waaye tam daañ ko jébbal ka nga xamanteel moo féete ci wàllu finance laas xëyee wàllu doing business ak lépp loo xamanteel dañu jàppee naka sudul noone dañ ko ci daal di amal ci rapport 2018 ak 2020 mu mel ni ma ngay gën di sooxe bu baax a baax ñu wax ci wetu yéenekaay bii di le quotidien ndaxte foofee daal lii di mbas mi lu tollook juróom ci ay cas positif la ñu nemmeeku fële ca Dakar Nave ñu ngay njort ne daal dafa tukkee ko ca bateau étranger njàqare moo daal di fës ca liggéeykat yi nekk foofee ca Dakar Nave le quotidien di ñu koy xamal ba tey waaye tekk-tekkaaralu kilifa yi kër liggéeykaay boobe bokk ca la nga xamanteel moo daal di jaaxal askan wa fa nekk Covid 19 googule taxawaayam kër liggéeykaay yu ndaw yi ñu nga cay am ay jafe-jafe dëgg Sud Quotidien moo ñu koy xamal ni ki tey jile bam fi duggeeg tey ay njombe kese lañ ca daal di nemmeeku ëttu yéenekaay bii di Le Soleil ñëw ci ab ndaje mu yaa ay njiite réew dañ koy daal di amal ndax jafe-jafe yi nekk fële ca diwaanu Mali ñu daal di koy génn CEDEAO ma ngay sàkku ab transition civile ndax ñu daal di ko fay amal ca na mu gën a gaawee ëttu yéenekaay bii di SAD daal di ñëwaat ca mbiru Sadio Mané càpp ndaje goo xamanteel dafa nar a am diggante Arsenal ak Liverpool Stade daal di samp laaj ci ab raaya goo xamanteel gis na ne mën na gën a jëmal Sadio Mané ci ndoxteelu saison bi dem ca Côte d'Ivoire ak Didier Drogba ca gannaaw ba ñuy ruumandaat ne candidature am dañ ko daal di rejeté foofee ca FIFA Stade di ñu yëgal ne dafa mel ni FIFA soweti na kookee di Didier Drogba ab njombe am ca diwaanu Ndar ay nappkat yoo xamanteel dañu daal di lab enquête di ñëwaat ci jafe-jafe goo xamanteel ay soxna ñu nga foofee di ko jànkonteel bu baax a baax ca diwaanu Ndar ca gannaaw bu jëye jooje amee mbokk yi xanaa kay ñu leen di ñaanal kenn ak jàmm.
jaajëfal ko Yande Matin namoon nañu lool kàddu gi jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi fii la xibaar yi buuree jaajëfal Iba Mar Sène ak Ramatoulaye Sall mi far woon ci xarale gi Cheikh Adana Fall ci njàppandal gi moom Cheikh Adana Fall dina dikkaat 18h45 si kàllaamay wolof 19h45 ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna di soñu bu baax a baax ndaw kunda yi ak jakunda yi ak ñi nga xam ne ñoo sant baax ñoom Adama Nuska Ba ak ñoom Fatima Ba ñu def ndànk si cere yi tam xarit mubarak